taskatu xibaar yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen jox seen wàccuwaay di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay ngeen ñëw wuy suñu ñu nekk ñun également seen ay mbokk yoo xamante ni ñoo bokk lu ñuy liggéey nekk ay agent yu RTS ñu ngi leen di gërëm di leen sant vraiment si li ngeen ñu wuy si ci suñu conférence de presse bi fukki fan ak juróom nag ci weerum juillet atum 2021 agent wu RTS yi dañu daje woon Kaolack journaliste agent de programme technicien agent administratif ñun ñëpp ñu àndandoo daal di taxawal benn syndicat bu bees boo xam ne ñi ngi ko duppee syndicat des professionnels de l'audiovisuel public maanaam SYNPAP SYNPAP nag dañu ko andi teg ko pour mu ànd ak dal ànd ak également responsabilité pour taxaw bu baax a baax ci li nga xamante ni liggéeykat yi nekk RTS moom la ñu soxla waaye nag SYNPAP am na daal yi fi amoon ci mbirum syndicat yoo xam ne sax mën nañ ko tuddee ay méthodes terroristes yoo xam ne daal xuloo la xeex xastante wala leneen SYNPAP moom nekkul ci loolu fas yéene wuñu doxee noonu dañoo fas yéene doxin goo xamante ni lépp dañ koy def pour jàmm am ci RTS ñëpp dem liggéey waaye agent yi seen bopp mun a am yokkute bu baax a baax syndicalisme boobu nag lañ ne dañ koy dakkal di ci woo nag agent wu RTS yëpp pour ñu ñëw liggéey ci bu baax a baax ak ñun li nga xam ne nag moom mooy biñ fa demee daal ni mañ ko waxee ñun jàmm rekk la ñu woote jàmm ju bari ndax nag entreprise pour sax mu mun def ay résultats yu performant pour mu mun a liggéey bu baax a baax jàmm joo xamante ne actuellement nii am na RTS moom la ñu bëgg mu wëy bu baax a baax donc loolu dama ciy taxawaaw bu baax ba pare ñu ngi woo travailleurs yëpp ñu ñëw ànd ak ñun agent wu RTS yëpp ci liggéey bi ñu defee bureau bi nag man mii di wax ak yéen di Papa Tafsir Birane Diallo man la ñu tabb ma nekk secrétaire général bi man maa ngi fii ci diwaanu Thiès ñu jël ki nga xam ne mooy Dame Sila moom ma nga journaliste ba nekk Dakar moom ñu jël ko comme secrétaire administratif Ibrahima Bari mi nekk sama wet moom mooy secrétaire mbo mi nga xamante ni moom la ñu jox li wàllum négociation soo gisee dog-dog bi ma leen di wax ci forme de syndicalisme bi ñu doon am avant dag-dag yooyu ñuy wax ñun dañ ko firndeel suñu bureau nan lañ ko firndeelee moom mooy am na benn poste boo xamante ni dañ koy tàmm di wax revendication maanaam dañuy teg kenn ne ko yow yaa yore suñu revendication waaye ñun dañoo ne day am rupture moo tax ñu andi koo xamante ni muy Ibrahima Bari mi dañ ko tuddee négociation maanaam dem toog ak suñu kilifa ak ñi muy liggéeyal di waxtaan fii de lii baax na waaye lii dañ ko war a yokk lii amu fi lii ak lii nan lañ ciy def saytu ko mais bu boobaa day fekk base bi nga xamante ni ñoom parce que syndicat il faut que nag nit ñi xam ni que ñi nekk ci syndicat dénk lañ leen def ñi leen dénk mooy base bi mooy agent wu ñi nga xamante ni ñooy agent RTS loolu c'est important donc mbir mi du xeex ay xeexu crypto personnel mais benn moo am moom mooy def sa kentalaay kàttan waxtaan ba juboo ci jàmm ak ñi nga xamante ni ñooy sa waa direction point par point li liggéeykat yi bëgg ñu def ko pour kër gi jëm ca kanam waaye tamit ñoom ñu am yokkute bu baax a baax ci wàllum koom waaye tamit ci benn wàll moom mooy loolu ñuy duppee condition de travail maanaam boo nekkee ci région yi nga am oto jumtukaay ay lu mel ni oto
yu mën a yóbbu def la say agent ñu dem ci àll bi def reportage dellu si et cetera jumtukaay matériel yu bees et cetera yooyu yëpp li nga xamante ni moom la agent yi di liggéeyee donc yooyu daal lañ ci gën a nemmeek ki nga xam ne nag mooy Mady Sissoko moom la ñu moom suñu naataangoo la boo xam ne mi ngi RTS moom mi ngi ca diwaanu Ziguinchor moom la ñu dénk lépp lu jëm ci maanaam ci mbirum organisation ñu jël keneen ko xam ne Kaolack la nekk te boo leen ko seetloo di déglu bureau bi sax xam ngeen ni kon yaatal nañ ko ci maanaam fukki région ak ñeent yi Sénégal am Dakar du région Dakar rek du Sénégal Dakar région la ci biir Sénégal maanaam donc Simpap dafa bëggoon kut ratisser vraiment jël ñëpp ñuy agent ki nekk Tambacounda ak ñëpp parce que ñoom ñoo tolloo dignité ñoo tolloo lépp ñoo tolloo également rendement fu mu nekk nii booy déglu bulletin d'information di nga ci dégg Khadioum ca Thiès di nga ci dégg voilà Papis Bari ca Tambacounda et cetera ensemble boobu mooy defar journal ci région yi tamit boo leen seetloo RTS am na fukki chaîne ak juróom-ñaar li waaye suñu direction mi ngi liggéey ba ñu ngi ci juróomi chaîne télévision te Dakar ñaar rek a fa nekk muy RTS 1 ak RTS 2 waaye fu mu toll nii am na yeneen ñett yoo xamante ni liggéey bi liggéey nañ ko liggéey bu mucc ayib ba am ko te ñu ngi préparé yeneen lu mel ni Saint-Louis ak Thiès ak yooyu yëpp dinañu am incha allahu rabbi ay yi nga xamante ni moo jëm ci wàllum chaîne télévision ba mujj bi ñëpp gis nañ ko moom moo doon Matam bi ñu doon inauguré di gërëm bu baax a baax di sant ki nga xamante ni mu ngi jàpp bu baax a baax ci liggéey bi di son excellence monsieur le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall. di profito di lancer li ñuy wax opération wax dëgg boo gisee ñu ne opération wax dëgg parce que dafa bari loo xam ni ñi ñuy wooyee pour l'instant intersyndical synthèse SYNPICS RTS ñi ngi koy wër di ko tuumaal syndicat bu bees bi juddu muy Simpap loolu moo tax opération wax dëgg bi dem fu nekk foo xam ni ñoom nee nañ fa cëpp daal di fay lay lañu fa lay ñun ñu indi fa benn tableau boo xam ni dëgg giy dox di ñëw du réer du juum loolu moo tax ñu indi tey dégg nañ ñoom ñu wax ni dafa am ñoo xam ni dañ leen a dindi seeni poste parce que dañoo bañ a adhérer ci syndicat bii ñuy wax Simpap mais ñoom nañu wax seen bopp RTS directeur général la am ak directeur yu bari directeur bu nekk moom mooy defar organigramme am bu ci nekk les agents sont à égale dignité ñoo tolloo ku ci dafa mel ni équipe de football ki nga sentir ni fii ma la teg fii nga ma doy foofu nga koy teg xam nga tombe dafa waral ay gaaf ñooñu ñu nommé ay nit lañu ñu nommé woon leen ci ay bërëb mais bërëb yooyu ñu nekkoon ay nit dafa newoon mais est-ce que dégg ngeen nit ñooñu fa newoon bañ leen fa jëlee ñu ne waaw dañ ma fay jëlee parce que nangam gore dafa baax ci lépp kon ñii nañu gore te bàyyi li ñuy def te ñëw fekk si ñu ci table de négociation bi pour ñu mën a boucler accord d'entreprise bi loolu mooy dëgg ak banet sama waaje waaw mbiri terrain yi ñoom dañuy wër di wax ni balaa ma ñëw ci mbiri terrain yi amaat nañ yeneen i kàcc yoo xam ne am na ci muy bi ñu waxee ni Matam yóbbuwuñu fa matériel bu bees xam nga journaliste ci métier dafa bokk recoupement bu ñooñu waxee loolu ngir yàlla woo leen seen correspondant yi ngeen ni leen dem leen ci station ba kenn du leen ko tëjal ngeen xoolal seen bopp RTS bi mu jëndee matériel boobu noonu mu doon matériel bees sax ba tey teg ci serveur daf ci boole former ñam fa yóbbu pour ñuy def la configuration te configuration bi sax pareegul ba tey lu beesul mën naa am boobu problème xam nga nit xuloo nag dañuy wax ni pañe mbalit la te ñoom ci loolu lañ toll li leen agent yi waxoon ni leen dem leen defal leen ko ñoom ñu lànk ci am beneen calendrier bu ñu nekk moo indi tey sax lii juddu tey muy Simpap
kon loolu bu ñu ko waxee loolu du dëgg beneen bi lan la woon. waaw xam nga discrimination baaxul parce que li ëppoon mooy da ngay gis ñu ne yow agent boo xam ni nga ci bureau yi nga nekk yow CNTS nga bokk yow boo dee chauffeur CNTS nga bokk yow boo dee journaliste SYNPICS nga bokk seppi boobu ñun la ñu wax ni moo waratul parce que am na fi benn moment CNTS ak SYNPICS daawuñu jaaroo taal bloqué kër gi léegi nag ñun ci suñu xam-xam ñu ne kat lii waratula am ñu profitoo ci lii nga xam ni mooy lu jubadi gi ñu nekkee ñu nekkoon nañu créer SYNPAP mooy lan mooy képp koo xam ne RTS ngay liggéeyee xooluñ métier ba ngay def waaye ñu àndandoo doon benn say moo ëpp doole ci ñaar ñoo xam dañoo ànd bu ñu xulooyee indil ni kër gi problème loolu mooy waral lii juddu ku leen wax leneen lu loolu mi ngi leen di nax dégg naa tamit ñu ne comme que opération wax dëgg lañ nekk ñu ne directeur général bi am na ñetti oto xam nga Sénégal yéen jàng ngeen da ngeen leen koy jottalil noonu rek parce que loolu mooy seen métier mun leen a bañ a jottali mais yéen seen bopp xam ngeen ni bu ngeen sañoon sax du ngeen ko jottali ndax depuis que décret bi 2021 05 du 5 janvier génn directeur benn amatul oto ci RTS loolu mën ngeen ko xool ci décret bi xool ko vérifiable la donc xam nga ki toog amatoo loo wax. non déggoo li ma la wax sama waa ji gis nga décret boobu ba mu wàccee ba tey directeur général ak yeneen directeurs yi amatuñu ay véhicules de fonction loolu moo am moo tax opération wax dëgg bi ñu lancé ko tey fii pour fépp foo xam ni ñi ngi fay gagloo jaam ñi ñu mën leen a gàgganti tegal leen fa panneau boo xam ni dëgg bu ñëwee day romb du dugg ci seen dëgg sërëx yi loolu mooy dëgg. xam nga histoire terrain yooyu ñoom maîtriser wuñ ko sax terrain yi bis dañu ñëw romb ñu daaneel parce que suñu émetteurs yi fa la nekkoon ñu daaneel ko raser ko bi ñu ko raser man ma am information bi man kese en tant que secrétaire général du SYNPICS section RTS ma def une sortie sur Walf Grand Place après ñëw retour bureau en intersyndical expliquer leen ko ñu ànd di ko xeex avec l'aide de la direction générale bi ñu directeur général dimbalee ba ñu gis le président Macky Sall moom moo ni mu jox ordre waa impôt et domaine en son temps c'était l'ancien directeur ministre des finances Amadou Ba mu jox ko ordre ni ko RTS moom moomoon terrain bi parce que dañ ko immatriculé woon titre foncier depuis le temps des colons mais bi le président Abdoulaye Wade ñëwee entre-temps bi ñu toxalee suñu émetteurs yi di émettre feneen mais bàyyi fa pilote yi moom jotoon na ci jox gendarme yi juge yi magistrat yi ak waa impôt et domaine ak waa trésor léegi bi ñu àndeek le directeur général ak monsieur Amadou Ba alors directeur des impôts et domaines moom mu jël terrain yi nga xam ni moom la ay agent amoon foofu mu toll ci 150 mais xam nga ñun partenaires sociaux du ñun ñooy distribuer ay terrain du ñun ñoo koy distribuer mën nañ koo xeex nag mais du ñun ñoo koy distribuer ba ci loolu la ñu président Macky Sall recevoir suñu camarade Moulay Camara boobu temps moo nekkoon secrétaire général SYNPICS section rajo RTS moom lañ yabaloon ak suñu tata Denise Carvalho de la CNTS ñu dem gisi ko à Kolda c'est à Kolda bi ñu amee audience boobu la ko le directeur des impôts Amadou Ba waxoon ni ko am na 150 terrains à Rufisque ak 10 hectares à Diamniadio boobu ba tey ñii di wax nii nga xam ne di attardé sur les détails pour vous dire que c'est de petits esprits 2013 ñun alors démissionnaire lañ leen teg seen loxo 10 hectares pour ñu séddale ko agent yi boobu ba tey mënuñu ko c'est en 2020 lañ ne léegi agent yi ku bëgg am ci terrain yi il faut nga nangoo joxe à hauteur de 1,5 million ñu la koy dagg 1,5 million ñu la koy dagg kan moo lay xaar Diamniadio pour ngay dagg 20 000 pour mu mat 1,5 million ñaata at la. léegi direction générale bi mu xoolee loolu
opération wax dëgg lañ nekk de direction générale bi mu xoolee loolu travaux yi nekk foofu yépp direction générale moo ko def moo ko fa def léegi travailleurs yi moo tax ku ci nekk yaa ngi bind di laaj sa xaalis man joxuma sama bopp terrain ba ñuy bind liste yi ñu def dañuy jékki-jékki gis tout le bureau de l'intersyndical d'alors du man rek de tout le bureau de l'intersyndical d'alors la direction générale bind foofu quand nous avons refusé de prendre qu'est-ce que le directeur général nous avait dit à son temps mu ne yéen jox leen tey ak jox leen suba benn la parce que li am mooy comme amul benn société boo xam ni am na gratuité bii mu am ci terrain yi sans bourse délier ñu leen jox yéen ñii nga xam ni yéen a ko imaginer xeex ko ba egsi fii mënuñ leen a bañ a attribuer ci terrain yi lii de mooñ ci boole waaye nag xam nga ñii comme que ils sont incapables de distribuer 10 hectares depuis 2013 donc bu ñu neexee ñu attardé wu parce que xam nga nit ki boo bañee ko la joxoñ da ngay rek nekk di wax pour direction bi dem feneen mais liñ leen di ñaan ñoom nanu bàyyi xaste bi ak xuloo bi ñoo ngi leen di invité à la table de négociation ñu continuer les négociations là signer nouvel accord d'entreprise bi travailleurs yëpp gis seen bopp parce que ñun ñi ngi ñaan direction générale mu ànd ak ñun SYNPAP ak travailleurs yëpp ci benn journée ñu toog teg accord d'entreprise bi ñu expliquer ko travailleurs yi point par point bu ko defee ñu mën koo signer te jàll ci leneen lii daal moo tax ñu ñëw lancer opération wax dëgg parce que kàcc gi bari na. Internaute Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñuy seetaan à travers Thiès Info Thiès TV tey nag ñuy am mbégte comme ni ñu koy defee saa su ne à travers Thiès Info ñu dalal monsieur Papis Diallo yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté ak ay naataangoom ñu ñëw fii nag ci SAMS mu woote woon benn point de presse donc tey nag bëgg nañ ko dégg suñu micro moom mu expliqué ñu lan moo waral tey point de presse bi Papis Diallo. waaw maa ngi leen di nuyu di la def sa wàccuwaay di nuyu également suñu mbokk yu ñuy seetaan yëpp ci donc internet bi également di nuyu suñu mbokk yu ñuy seetaan également ci Sen 24 en tout cas tey moom dama ñëw ànd ak suma ay collègues sumay confrères donc yu nekk RTS sumay naataango yu nekk RTS yoo xamante ni dañ ñëwoon fii tey pour waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi ndaxte fukki fan ak juróom ci weerum juillet atum 2021 bi dañoo demoon ca centre Sénégal muy diwaan gu neex googu di Kaolack di suma diwaanu collègue bi di DJ li ko nekk foofu ca rajo Kaolack kii di Papis Bari Ibrahima Bari nekk ca Tambacounda maa ngi sama beneen naataango kii nag moo doon ex secrétaire général bu SYNPICS kii lay wooyee monsieur efficace monsieur Samba Bathie Fall moom nag moom moo yore fii ci Thiès lu ñu duppee mooy représenté tey UNSAS donc dañu ñëwoon fii tey parce que fukki fan ak juróom wax naa la ko ci weerum juillet dañoo daje woon ñun ñëpp agent yi fële ca diwaanu Kaolack muy journaliste di agent administratif di technicien di yeneen corps de métier yëpp agent de programme ak yëpp corps de métier yëpp ñu daal di taxawal benn syndicat bu bees syndicat bi mu ngi tudd SYNPAP di syndicat des professionnels de l'audiovisuel public donc mu nekk syndicat bu bees boo xamante ni moom la ñu daal doon teg léegi nag tey jii nii boo gisee ñu ñëw Thiès tamit c'est parce que ba léegi ñun dañu am benn mbir moo xamante ni dafa am solo muy équité territoriale ndaxte Sénégal du Dakar rek Sénégal tamit Dakar benn région wu Sénégal la donc suñu mbokk yi te direction bi ak ñi mu àndal ci wàllum liggéey bi gis nañu que RTS mi ngi màgg te màgg bu muy màgg bu rafet la ndaxte màgg boo xam ne day law ci biir région yi ci diwaan yi donc ci diggante bi jot nañ ci am yeneen chaîne rajo yu bees ay station yoo xamante ne yu mel ni Kaffrine yu mel ni Kédougou donc Sédhiou ak yooyu yëpp donc mu nekk léegi fukki rajo ak juróom-ñaar ak léegi wàllum télévision tamit ñu gis ni amoon nañu ñaar yu nekkoon Dakar RTS 1 ak RTS 2 ñu am ñett léegi ci région yi parce que objectif bi maanaam mooy bi ñu mujjee inauguré RTS Matam la muy télévision foofu waaye tamit Thiès dina am Saint-Louis dina am yeneen dëkk yëpp dina am donc ñu nekk ci yoon
boo xamante ni donc SYNPAP daal di ñëwoon aujourd'hui ñëw xam nga SYNPAP nag particularité am laa bëggoon gën a wax parce que ñun dañoo demoon ci wàllum élection boo xamante ni yeneen syndicats yi ñoom ñoo ko gagné woon ñoo ko jëloon ñu reconnaître seen légitimité waaye nag ñun dañoo tegoon ci biti maanaam ñun dëgg bi mooy dañu xeeboon la maanaam agent yëpp RTS amul RTS Dakar ak RTS région yi ñëpp ñoo yem égal dignité waaye nag bi ñu fa demee avant sax ñu fay dem ñoom déjà ci waxtaan yi ñu doon séq ak ñoom dañoo seetlu lu bari en tout cas de man maa ngi wax tey li ci sama wàll sax man damaa gis ñoom bi ñu fi nekkee même bu ñu doon dem ci région yi maanaam dañu doon ñëw gis rek taf-taf man noonu laa ko tudde maanaam du ñu sax ñëw taxaw dañuy ñëw woy dañoo war a dem Matam dañoo war a dem Kaolack alors donc lii lañ leen andiloon nangam sangam daal di ñu taf-tafe te man ba léegi nii bu ma nekkee RTS ba léegi gisuma surtout problème mu agent yi maanaam ñun dafa am nooy def cursus bi processus RTS dafa xaw a comme on dit métti mais parce que dañuy ut ay agents yoo xamante ni professionnel ay agents yoo xam ne aguerris ay ñoo xam ne dañoo mokkal mën téye seen liggéey donc pour nga nekk fa man gisuma syndicat yeneen yi benn liggéey bu ñu defoon pour seen mbokk ndaataangoo yi nga xamante ni ñii kenn jëlagul leen woon wala ñii yàgg nañ fi def nañ fi fukki at ak juróom ak fukki at ak ñeent ak am na ñoo fi xam ne def nañ fi ñaar fukki at ak yooyu donc ñu gis ni que direction générale bi bu mu ñëwee moom loolu déjà njëkk na teg benn jéego ne lii injustice la ñii ñu ngi fi boobu ba tey kenn jëlu leen te ñu ngi liggéey bu baax a baax RTS. ñun Papis su ma la déggee kon ci biir dafa mel ni dafa am benn genre bataille entre vous. non ñoom ñooy bataille en fait dafa amoon ñaari syndicats yi fi nekk te syndicat yooyu waaw non man du ma fekk xam nga man boobu ba léegi sama discours kenn déggul ma tudd leen man maa yore sama style bopp boobu sama ku naataangoo yi ku leen neex ñoom ñu tudd mais man ki ma suivre depuis le début tudd ma leen du ma leen tudd parce que man li ma lay wax dama ko la koy wax ko internaute ñoom ñu comprendre ko ñoom dama ne dañ am ñaari façon syndicat dañu am ñaari syndicat léegi bu lëkkaloo ñoom seen biir dañu leen di tuddee intersyndical mais benn syndicat bi day jël benn pàcc ci ñuy liggéey maanaam corps de métier mais yeneen corps de métier yi mënuñu ci bokk ñu jël beneen syndicat bi mu jël yeneen corps de métier yoo xamante ni ñoom mënuñu bokk fee ñun nag SYNPAP d'abord ñu ñëw dajale ñëpp corps de métier yëpp agent administratif bi agent de programme bi technicien bi chauffeur bi maanaam donc manutentionnaire bi ñëpp moo tax mu tudd SYNPAP léegi beneen fànn bi ma la wax mooy surtout équité territoriale parce que ñi nga xam ne ñoo fi nekk direction bi bi ñu ñëwee dañu def liggéey bu mucc ay pour région yi dañ leen équipé ay matériels yu bees ba pare en même temps sama naataango bi dina ci ñëw léegi mu am beneen organigramme xam nga avant pour nit ki jëm kanam c'est-à-dire que mooy bëgguma ay nomination sax man du ma ko tudd mais pour nit ki jëm kanam fale nga dem ba Dakar n'est-ce pas bañ na ko ba si région yi boo ci nekkee sax dañ la naan boo liggéeyee liggéey bu mu ceeb dañ la naan oh akamaa la yéene nga dem Dakar xam nga loolu dafa demoon ba nekk sax way léegi ñoom ñu gis ni que daanaka comme maa ngi lay wax ni ñoom dañ daan ñëw rek dem mais directeur général dafa ñëw def touru région yi ànd ak équipe yëpp ñii di wax ni ñu ngi woon ci équipe bi ñooñu nga xam ne man nee naa leen du ma leen tudd ñooñu ñu ngi woon ci biir équipe bi def toutes les stations régionales du Sénégal fii Thiès mun naa la jox benn exemple bi ñu fi yegsee dañ ne kenn mooy wax ci waa direction ñun quoi ba pare ñun ci rajo régionale yi benn chef moo fa doon am muy chef de station point ñeneen ñëpp agent simple lañ doon mu ñëw kenn mooy wax kenn waxal personnel bi après keneen ñoom ñu tëj ñoom ñu wax directeur général ne bu ma fi waree yendu mbaa ma fanaan fi dinaa toog déglu ñëpp mais boo xoolee ñee la ñu def ñëw dóor la 5 minutes tafal la ak kii nga xam ne mooy jiitu kii mii ñëw toog ba pare suñu directeur général toog waxtaan ñëpp wax mu wax la ci biir bët li mën a nekk li texte yi mënul nekk na par rapport ak texte yi ak li nga xamante ni bu fa soobee yàlla dina ko def da ngay wax problème technique sax mu ne ki nga xam ne moo gérer technique bi yëpp jógal taxaw nga tontu donc pour vous dire que ni dafa àndoon ak ñëpp man mi wax ak yow benn yoon laa fa sa jàkkaarloog moom muy boobu. sunu gis-gis ak sunu façon de faire du syndicalisme bokkul ak yeneen méthodes yi looloo waral ñun ñu ne non duñ def chargé des revendications mais dañuy def chargé des négociations donc aujourd'hui j'appelle ñi nga xam ne ñoom ñooy sumay collègues yi nga xam ne ñu ngi RTS te adhéré guñu dans le SYNPAP
ñu daal di ñëw adhérer pour que tout simplement ensemble ñu daal di travailler ensemble ñu entamer ensemble les négociations pour enfin signer l'accord d'entreprise avec la clause de mobilité bien sûr. de presse bi am na solo ci agent RTS yi parce que dina réparer injustice bu bari par exemple man j'étais à Dakar on m'a affecté à Kaolack te pourtant je suis sénégalais je suis pas asiatique waaw donc pour man clause de mobilité bi warta poser problème liggéey la rek benn dëkk na xarewul mais foo dem yow yaay créer conditions yi te région yi quoi qu'on puisse dire Racine Talla réparé na injustice boo xam ne depuis 1960 su ma yeboo ñu ngi fa parce que da nga doon gis ay agents yoo xam ne dañuy liggéey def 30 ans de service retraité comme agent simple duñ am benn avancement accord d'entreprise bi dina soppi loolu ci fànn yu bari dina réparer injustice bi parce que le fait que ngay liggéey nombre d'années yi nga fa def accord d'entreprise bi dina la ko fay parce que di nga changer sa catégorisation dina changer également dina la reclasser lu nit ñi bëri xamul donc pour man mbir yi waxtaan ba juboo la ñii ñun ñoo leen délégué woon doole bu ñu am ñun ñoo leen ko jox ñun la ñuy dagg suñu ay cekof ñun ñoo leen di yónni ci direction générale pour ñu négocier ñu mais ñun dem nañ ba gis ne ñoom nekkatuñu ay négociateurs ay rebelle lañ ay ñàkk ay nit yoo xam ne duñu wax dëgg noonu laa ko mën a jàppee parce que lépp lu ñuy wax lu am RTS moo xam matériel bi ñu jënd wala investissement yu directeur général def wala tournée yi mu def ci région yi ñoom ils étaient présents ñoom ñëpp ñu ngi fa woon toog donc amul benn négociation bu leen ump bu ñu demee nag ba ci biir mer frustré wu ndax ne woy joxuñu ay avantages wala dañuy bëgg a wañ loxo kilifa gi pour mu defal leen ay avantages pour man ñooñu syndiqué tuñ te 21e siècle lañ nekk léegi lépp waxtaan ba juboo la force ak xeex ak histoire rek lawul dara te ñoom ci dynamique boobu lañ nekk ñun nag nekkuñ ci dynamique boobu ñun travailleur RTS yi seeni jafe-jafe ñun moo ñu tax a jóg. par exemple man j'ai été affecté à Kaolack un des syndicalistes m'a appelé au téléphone woy ne ma woy Liko est-ce que c'est toi qui as choisi l'affectation ma ne mais dis donc kii me représente kan moo may représenté kii nga xam ne ñëw naa y a 2 mois mu may door a wax ne ma ndax yow yaa choisir affectation bi non man nag si laa jël samay garde ma ne nag bu dee ñii lañ yaakaar ci ay négociations ak intérêt travailleurs yi non ñu ngi nax suñu bopp loolu moo tax SYNPAP juddu comme ni mu la ko waxee léegi da di syndicat boo xam ne dañuy dajale ñëpp amul benn corps de métier bu ñuy bàyyi tey boo demoon RTS manutentionnaire yi xamuñ ci ban syndicat lañ bokk SYNPAP nag day réparer injustice boobu fexe travailleurs yi seeni conditions de travail gën a yemb ñoo fi toog nag di wax naan woy ay syndicat pro Racine Talla pro nangam mais Racine Talla moom mooy suñu travailleur en chef comme ni ko Diaw Faye di waxee mais bu ñu toog ci table ji moom la ñuy toogal ci table duñ dem siège vide di toog moom di waxtaan ak moom donc nag koy toogal ci table di waxtaan ak moom di négocier vraiment le courant doit passer te quoi qu'on puisse dire man bokkuma ci bureau bi je suis un agent de la RTS dama jógee ba Kaolack adhéré ci SYNPAP bi pour gunge gars yi won leen la man je suis avec eux xam nga tey su ma nekkoon ci bureau bi sax mun nga ne woy ci bureau bi la bokk woy day défendre bokkuma ci bureau bi encore une fois mais agent la bu adhéré SYNPAP parce que gis naa ne ligne édito bi SYNPAP di doxee loolu moo mën a jëmal RTS kanam mais pas ay divulguer ay fausses informations par là et puis ay syndicalistes yoo xam ne amuñ benn charisme di xeex ak ay agents di dem ak ñoom ay brigade de recherche koo xam ne yaa ko représenté nga koy porter plainte parce que daf et puis li ma si gën a métti nit ñi nekk ci région yi boo demee par exemple à Kaolack on a plus de 14 wala 15 agents yu fa nekk di liggéey ils m'ont envoyé à Dakar jox ma seen procuration ma ñëw ñu ne woy procuration yi valable ñooñu kan la ñuy représenté donc kon dafa am agent Dakar ak agent Kaolack RTS benn entité la te Racine Talla won nañu ko parce que bi mu ñëwee li mu njëkk a def moom mooy tourner def tour du Sénégal déglu agent yi man taxaw naa sama discours devant le directeur général di casse un syndicaliste mu envoyé ma message ne ma tu viens de commettre une grave erreur billahi wallahi wa tallahi ak tàkkusaan bii ma julli ma ne man kan moo may représenté voilà RTS daal ñu ngi woo agent yëpp ñu nekk benn parce que li ñuy sumb nii muy accord d'entreprise bi intérêt commun la parce que duñ ko waxuñ ko nag lépp mais augmentation de salaire yaa ngi ci reclassement yaa ngi ci ak yeneen injustice yoo xam ne ñu bëri ñu ngi ko doon jooy biir RTS
ñu réparer ko mu jeex waaw ñu ngi woo agent yëpp ñu ñëw adhérer ci SEMPAP bi te xam ne SEMPAP bi dajale na ñëpp ñu nekk ci dynamique bu baax négocier nekkuñ nag pro kenn ay syndicalistes lañ am nañ ligne édito bu ñuy doxee waaye nag duñ fi nekk di xuloo ko xeex parce que xuloo ko xeex moom réglé wul dara te du mos a réglé dara ba àdduna du tukki